déglul attentivement benn lam dong du yëngu. gérer la nu wax xanaa xamu ne nee naa la ba ci këru sëriñ si ba ci kilifa yi xanaa xamu ne góor di ngeen tolloo amul soxna amoo soxna kenn amul soxna nga dàq koo liggéey mën ko ëpp ko doole tool bu ngeen dugg la ngay récolter du ko mën a récolter su doon démb la ngeen dem ba am soxna yow yaa ko mënoon bi ngeen nekkee célibataire ngeen am soxna rek la mu mënatoo ko yow fa mu mën a egg mënatoo faa egg fa mu mën a taxaw mënatoo faa taxaw te moonte am na soxna yow nga am soxna nee nañu kooku du ci yow du ci moom nee nañu ku la gën soxna moo la gën dëgg la fi nit gënuma soxna ci àddina déggoo ma de dama laa won ne jigéen mooy jàpp borom këram di ko géreel di ko yaxananal di ko téyeel di ko defal di ko économiser di ko sàmmal gune yi ku bëgg a dérouter mu téye su cawee su sa baay ñëwee du la nëbbal ba pare libéré la ay doomam nangam la fi yendoo tey de duma toog nag ba nga gisal sa bopp ne man maa seetaan mi ngi noonu su caw jaadoo nga caw su pini jaadoo nga pini su fekkente ni indi sa wet moom moo jaat loolooy gérer waxuñu gérer naan tey lii mooy am de waxuma lool de wala kër sëriñ si waaw sëriñ si yoree wàllu baatin geeg ñaar waaw maanaam ci wàllu sax gestion de la maison waaw jigéen moo ko mën soxna yi moo ko mën fii mbaxal bi dafiy génn fii ceebu yàpp bi fii ñuy gérer ñooy xam ñan ñoo xéewalu ci kër gi ak ñu xéewlu xam sax lan gestion wu kër gi noonu la soxna Maam Faati Mbàkke yàlla moo ko moo tax ñu laaj ko bañu ñu day toog rek di joxe moom mooy gérer këram mais dañ ko laaj moom gestion ba muy wax gestion d'accord moom ban gestion c'est gérer la maison et gérer la famille du benn ku jigéen ki mooy gérer la maison et la famille waaw déedéet et la famille bi sax peut-être elle peut gérer la famille mais elle ne va pas prendre de décision d'accord on peut gérer et ne pas prendre de décision on peut gérer on a dû gérer dégloo mais soo leen dégluwantewul aussi il faut que ñu dégloo day compliqué on parle d'un homme sans sou léegi ñu thème bi li ñu ko libalee mooy un homme sans sou merci beaucoup la femme qui gère et domine bu ñu nee un homme sans sou ça veut dire que derrière am na benn femme boo xam ne peut-être elle est un peu aisée on se comprend ku nga xam ne moom moo la gën a aisé la plupart du temps day bëgg a gérer en même temps la plupart du temps waxuma nag pour tout le monde c'est pas valable pour tout le monde day bëgg a gérer et après dominer c'est-à-dire décision yu bëri da koy on est des Sénégalais ñun ñëpp ay jigéen lañu xam nañu jikko sénégalais yi la plupart du temps c'est-à-dire on sait pas doser les trucs comme il faut ñu ci bëri bokk da ngay dem gérer ba nga toll benn affaire nga tegee nag fii léegi décision yaa ko war a jël lenn day war a am sax ay nit par exemple war nañ mën a ñëw je prends un exemple comme ça war nga war a am ay invité sa kër doo avertir sa jëkkër parce que tu te dis que li nekk sa poche moom ngay jël daal di togg pour sa invité yi ñëw mais devoir la pour nga tàggu sa jëkkër pour ne ko y a des gens qui doivent venir à la maison ba mu jox la accord am nga soog ko def mais y a des gens qui abusent parce que juste ñoom ñi ngi def ci kër gi seen poche mi ngi dem ci kër gi donc débat bi foofu la c'est-à-dire c'est pas parce que yaa ngi def sa kër wala yaa ëpp doole sa góor que da nga war di jël yenn place am on va da nga war a jël place am xale yi bu ñu waree dem vacances yaa koy décider xale yi bu ñu waree lépp yaa ko bëgg gérer parce que tu te dis que de façon c'est pas la peine ma koy avertir parce que mooy loolu comme papa li papa di wax du ma ko fóotal parce que am na yére yu sol du ma ko jox mu lekk ndax xiiful waaw c'est-à-dire c'est des trucs yoo xam ne ko tàggu ndax soriwuma waaw kay da ngay génn doo tàggoo parce que soriwuloo et sa jëkkër c'est pas grave il va venir mën na bañ a sax remarquer que t'es pas là mais il y a des situations où la femme décide sans l'homme am na situation yooyu wax naa ko ci njëlbeen bi ba tey mën naa ne voilà ci comportement ku góor ka la c'est ça c'est-à-dire il faudra aussi gis nga même bu fekkee li ma dul nangu mooy ay affaire de dugal say xarit sa kër deux personnes la mariage complémentarité la c'est deux personnes yoo xam ne ku ci ne am na lu manqué ci yow ngeen sëy léegi ku ci nekk li manqué ci moroomam yéen ñaar soo leen ko xamee ba di cheminer ensemble wax nga ko tout à l'heure et c'est important gis nga xam sa góor wala xam sa jigéen moo gën bàkku maa gën a sama kër quand tu le dis c'est ça c'est ta femme et tes enfants ñoo mën a seedeel ne da ngaa baax sa jëkkër moo la mën a seedeel ne da ngaa baax
parce que ça c'est fi jamono bi toll sax gis nga espèce de dominer trop papa ci kër yéen da ngeen daan dominer ba pare mët kilifa bi ngeen doon jamono bi fi mu toll léegi da ngay dominer sax sa kër say doom parce que fa la àdduna toll di la wan li la neex yaa ngi toog papa wan la yaru sëgg nga génn ñu toj àddina parce que li nga bëgg lañ lay wan fi jamono ji toll complémentarité ak communication dafa am importance même boo ëppee alal sa jëkkër mën nga ko ëpp alal ba pare di éduquer xale yi Safia koo xam ne xamul personnalité doomam mënul yar doomam mënul jël décision ci doomam je suis désolée buy jël décision day jël décision dans l'ensemble la muy for ci mbedd bi ak la muy dégg ne la góor di yoree kër wala góor nii lay kiiwee lay ñëw sama kër nangam sans pour autant xam la personnalité de ses enfants di nga ñëw war a yuuxu sa doom sa jabar ne la non bu ko yuuxu ñu ne xool ko alors que c'est parce que seen doom bi ngeen jur soxlawul nga koy yuuxu pour mu dégg ndakate yar nañ ko ci kër sa ba pare y a des hommes qui ont raté seen départ éducation wu doom et la femme domine totalement la maison damay répéter que ne jigéen dafa am fu muy yem ci jëkkëram loolu lañ ko sant dañ ko sëyloo di ko concerté loo jëkkëram ci chaque décision mais attention am na ñoo xam ne dañu abonné ci absence Safia am na góor yu manqué affection paternelle am na jigéen yu manqué affection paternelle góor yi sax mën nañ ko camoufler dañuy dem ba xolal former benn barrière bu graaw loo wax ñu sànni bu dee jigéen wala carapace bu fekkee jigéen affection boobu dañ koy wër ci ay copains ci ay jëkkër da ngay gis parfois jigéen nga ne ko yow fii facile nga wala dara c'est pas ça dafa am lu ko manqué tu peux dominer une maison tu peux gérer une maison mais jigéen bi mën na la ëpp sax alal di gérer kër gi non pas ndax la mu la ëpp alal mais parce que aussi en plus de ne pas avoir des sous tu es irresponsable soo ñàkkee nag sous te nga complété ko ci li Ousmane di wax par ngor attention mën nga ñàkk ba pare nag mët góor ci sa kër gore mën a gérer sa kër ba sa soxna sax du la xool ci biir bët malgré lim la ëppale mais mënoo manqué sous ba pare manqué personnalité mari day taal la plupart du temps daal comme li internaute bi wax Aïta Fall ne les femmes qui gèrent et dominent moo ëpp fii ci biir Sénégal parce que la plupart bu ñu gérer dañuy yëg seen bopp ba nga xam ne lépp dañ koy bëgg a dominer xale yi sax bu ñuy tàggu duñ tàggu seen baay seen papa la ñuy dem tàggu seen papa bu leen teree sax ñu ne on attend maman bu ñëwee ñu tàggu su leen bàyyee loolu Sophie li ko waral mooy jamono ju ëlbatiku jamono ju bouleversé jamono ju yàqu moo waral jigéen dem ba mënal la ba mën cinam ba mën këram bëgg laa gàddul nag sa baat da koy daal di nangu ndax dootoo mën a wax waaye bu njëkk de jigéen daan na tane lool borom këram waaye du feeñ ci leen du ko damoo du ko bàkkoo du ko tiitaroo du ko puukarewoo day sëgg rek daal di maasale te mooy ëpp borom këram ak jur mooy ëpp borom këram lu mu yor dina dem ba ay càmmiñam wala ay baayam dina nekk ci xeet ci gétt gi ñaari sëllu góor ak jigéen ne texeet fële ñaari nag yëkkati ñëw renforcer ko pour mën koo dugal pour kër googa suqali ko ndaxte doon laa may soxna te yow mënagoo dara amagoo sa doole bariwul ñu ne texeet ñett ñeent juróomi nag génne ñëw jox la ndax seenub jigéen a nga ca kër ga su ko defee ngeen sos alal daal di dem waaye am na góor ñu ko mënta gérer góor goo xam ne du yendal góor goo xam ne du fanaanal góor goo xam ne jéemut lenn ci këru àdduna jéemut a liggéey aj ay tànkam jabaram mooy liggéey jabaram mooy wuti foo ko yóbbu bala moo am ñetti fan ñeenti fan dina fa jóge tàng la ragal ci boppam nangu wut a liggéey nangu wut dara jigéen ñi képp ku ci am borom kër bu mel noonu laxasal sa ndigg jël sa responsabilité bopp jubbanti sa ay doom fexe noo amee kër am na góor ñoo xam ne soo nekkee ñoom illa abada doo am kër jéemuñu ko sax topp nu lool sax mën ngay dee ci liyaas sax te am ci ñoo xam ne ñu ngi liggéey jàmbaar yi fàkk tëdd nañu waaye lépp lu nu am dinañ ko teg ci kaw sàkkara wi suñu xëyee génn bala noo ñëw fajar jot suñu ñëw ak état d'ivresse bu doy waar voisinage bi kenn dootul nelaw dóor commencé xeex commencé te dugg nga ci ba tuur sa biir mënatoo caa génn fasal sa la fësër
ëlbatiku yow fexe noo amee kër ngir ëllëg sa njaboot liggéeyal su dee da ngay liggéey fii kër. fii lañ koy bind liggéey taxul nga am kër de amuñu liggéey ba dee amuñu kër. waaw dëgg la ki dagg parcelle fii amuñu kër. dëgg la waaw amuñu liggéey ba dee amuñu kër kër fii lañ koy bind. waaw dëgg la waaye nag kéwél gu ci dul foog doo doonu sant. d'accord naa mais yàlla moo koy jox nit kër. waaw ak sabab am na ñoo xam ne hôtel lañ xam ba ñuy dee. ak sabab lu waaw d'accord naa. yàlla ak sabab lu waaw d'accord naa. damaa dégg. mais yow da ngaa sama mbokk yi di way waa kër sëñ Babacar naan sabab lu leen te bañ di sukkandiku. wala déggoo ko Sophie. ah Iran Ndaw ñu ne sabab lu leen te bañ di sukkandiku. moom nag nee na kër ci fii na nga fay rëdd waaye doo sabab lu. non day am Iran yow laay laaj de ndax ci yow laay dégg ngay wax. déggoo may la am na ñoo xam liggéey nañ sabab lu leen te bañ di sukkandiku du aw woy liggéey nañ ba ma nangu ko lool bëgg ko. kër yi indi kër. waaw d'accord déggoo maman ma ne ko am na ñoo xam ne liggéey nañ nangu leen loolu amuñu kër. dama ne mais kër nee na danga koy rëdd cib jë liggéeyu déedéet dama sababluwul mun nga liggéey ci gañ mi ñëw soo sababluwul pour am kër très bien wallahi duma sa morom duma sa morom wallaay duma morom déglu naa intervention yëpp mais xam nga lu sama xel est-ce que mën nga ñoo dimbali sa téléphone yi nag ah quand même yow sonn daal sax ba léegi waa marché Alizé ñoo ko ngemb pour mu ñëw ngembaat leen keneen yow da nga bëgg waa marché Alizé ngemb leen keneen kii doyuma dafa bëgg démb kii dafa tuuti doyuma instant bi ñu ngi ci tay ni nga ubbil ni nga téléphone waxee nii mooy ubbil ma téléphone yi jot na yéeg seen jëkkër amuñu kër yaa ngi leen di gaañ Ousmane débat bi gaajuma kenn débat bi demul foofu 88 628 89 góor gu ci yaafus soo nekkee ak moom yow na nga fagal 28 góor gu yaafus waxuma ko soo àndeek moom mën naa dig digaale la de dëgg la day dig soo demee ba xam ne kii c'est un homme de faible caractère lu mu am teg ko ci saakara wi du tëdd te du siital xam ngeen fa may waxee junj doy na boromum dëgg la fukki dërëm soo ko waree mën a am ci moom génn jox ab téeméer ci sàmba àllar moo ko gënal fagarul nag ci say doom nga jubbanti leen teg leen ci aw yoon jóg ber sa saaw su bopp ginnaaw moom noonu la ko yàlla nattoo xëy na yàlla dina ko dëppi ca kanam soo demee ba war a am sa këru bopp jëndal kër soo tegee xaalis bi ci loxoom ne ko dama jënd kër ga su ko lekkee sa affaire la. mais papa yow. bari na ci jigéen ñoo xam ne fi thème yu bëri yoo xam ne papa suy introduire. waaw danaa xale yu jigéen ñi léegi bu ñu waree seen ndaamaar yi. waaw am kër. waaw di cokki di liggéey dañuy tege ne ñoom moom seen borom kër yi. tey discours bi dafa xaw a changé. dafa changé ndaxte damaa gis loo xam ne damay féete rek ci benn boor du bis bu nekk rek ma ëlbatiku daal di féete fee. ni mu amee fii waaw ni mu amee fii ci góor ñi ñoo xam ne dafa am jigéen ñu leen déggalul ci wet gi tamit dafa cee am ay jigéen ñoo xam ne ñu ngi ci coono soo xam ne yomal xayaam seen borom kër bala moo jéggi siraat dina lijjanti loolu. d'accord maman. nekk ak jigéen yooyu déglu naa intervention yëpp. ñu ngi ñëw ci téléphone bi on me rappelle que xar bi dañ ko maye tey la fois passée dañ ko digoon ba pare. xar bi di wax ba dem. waaw tey daan ko joxe. waaw tey père dina ko joxe incha allah. man ni intervention yi ma fi dégg yëpp man fi ma jublu daal mooy éducation dafa baax. muy si góor rawatina si jigéen. ndax am na jigéen yoo xamante ni yar nañ leen fan war a yaree. ñu wëlbati ko am jëkkër joo xamante ni mënul boppam ñoom ñoo ko gën a ëpp ñoo ko ëpp wërsëg daal laa ko mu tóor ñoo ko ëpp sutura. gis nañu jigéen ju jël sax warugar jox ko góor. ñu ko demal. indi ko sunu kër. nga ñaan si ma. te kenn du yëg. ñu wëlbati ku nekk ci kër ga. ñu mën seen bopp. di def léeg-léeg kër ga ñu dëkkee sax. amaana seen wayjur mun na ko moom bàyyi leen fa ñu nekk fa xam nga loolu lu koy mayee mët yow ku jigéen ki nga am mët gu mët sëkk xam ni yàlla mayu la daf la abal xëy na wërsëgu sa jëkkër daf ko jaarale sa loxo ndax am na jigéen ñoo xam ne dañuy dem seen i dugg seen i génn seen lijjanti la ñuy dem ba wutal seen jëkkër si li mu jàpp loolu éducation te kenn du xam mais waruñu ko ndamoo góor it su yàlla dogalee loolu si yow xamal ni ngay téye sa jabar amal sa fulla am sa fayda su sa jabar xëyee dem di daani doole yow it bul ti toog ni yàcc xëy na su ko yàlla mënee gan ba mu mën a def nangam yow it dégg di toujours di participer wane ni am nga jom ba pare am fulla fayda gis nga jigéen xam nga lu muy bañ góor gu ne yàcc ne yasar
mais yow sa góor gis nga ni amul mënul mi ngi jéem te ñu yar la yow jigéen fan la war a yare dina am comportement booy am ndax man gis naa ko fi du jeex benn anecdote am na benn femme boo xam ne dafay sëy ak jëkkëram ñu nekk toog ñëw seen këru famille sëy bi metti mu nekk fa coow bi bari jàppal bàyyi ndaw si di dem di liggéey di dem di ñëw di dem di liggéey te jëkkër jaa ngi liggéey bi ndaw si xoolee xool ba ni mu demee mu xëy ba si leen ñëwal ñu dem ñëwal am na kër na ñu dem toxu ji bi ñu toxoo parcelle goro ba ñëw fa yaakaar ni doomam bu góor a kamoon toog commencé daal ni waaw dañu war a defar fii ndax kër ga dafa xat frère am yi ñëw fekk yooyu ndaw si ni ko mère attends kër gi sama kër a mu nekk déedéet këru diwa mu nekk sama kër a diw li jëntiwul woon lii sama njaboot laay bañ ñu loru ëllëg mère bi dafa am choc jigéen noonu lay def jàppale sa jëkkër góorgóorlu góor it nga am jom góor da ngay am jom ndax li may wax rek njaboot gi si yow la ñuy xool te exemple yaa ngi fi du jeex am na góor ñoo xamante ne li may wax rek dóorewuñu fayewuñu màttewuñu attewuñu xeex jéemuñu dara yàcc ni yasar la ma waxoon rek góor gu mel noonu man duma ko may sama que les choses soient claires il faut que nit sax mun nga yàlla mooy joxe yàlla mooy joxe mais it da ngay sabablu comme li ñu nga wax léegi Ousmane naan kër dañ koy bind si jë il y a des gens qui ont travaillé des milliards te amuñu kër parce que déglu dañu sababluwul sababluwul ko déedéet da ngay sabablu du choix sax da nga am ay milliards maman Sénégal xam nga gën a te amoo kër xam nga am ay milliards te amoo kër déedéet du question déedéet yow yaa ko am na yaa ko déedéet mun nga am jënd kër mais soo amee njaboot fii xam nga njaboot déedéet déglu gis nga njaboot maara day taali ci boobu choix déglu njaboot maara day taali ci boobu choix fay ay nuitées 200 000 300 000 non ñooñu la déedéet mais am na d'accord gis nga kër yàlla moo koy tudd si jëw ba mais da ngay sabablu surtout nga dem ba am njaboot yow sa waajur ba mu la yoree dugal na la ci kër nu mu munti mel dugal na la fa téye la fa est-ce que xam nga lan moo leen dans de bonnes conditions yow da nga war a naan la sa maman nga baal ma xam nga lan moo leen xañ mais tu peux pas laisser les enfants quand même ñuy traîner loo nit da nga war a doon responsable il faut être responsable dans la vie merci beaucoup il faut être responsable c'est ça yaa ngi liggéey sabab loolu am des fois dañuy taafantu ay destin des fois dañuy taafantu destin dañuy taafantu la destin non mooy ñu waa naa yombee rek xam nga xañ bi rek fii dafa sori tey jii parcelle bi ñu koy dagg am ñoo xam ne bëgguñu ko 79 Kër Massar bi ñu koy dagg 97 am na ñoo xam ne bëgguñu ko 96 bëgguñu ko parce que xam la bëgguñu ko yaa ko te fa lañ dem luwe ji après fa lañ dem luwe ji après fa lañ dem luwe ji non dama lay expliquer dama ne la yow mënoo am 2 millions mu war a jënd nga war a dem Zac Mbao jënd fa terrain nga ne point E laa bëgg mënoo point E yow yaa ngi loué point E yàgg naa fi am mais le temps passe vite. xamul sa bopp non léegi xamul boppam ndax kooka la mu opté la mu opté mais Sophie Thierno Alpha wax na lu am importance xam nga tout à l'heure da nga am jigéen bu la ni dafa am femme yoo xam ne dañuy gérer rek dañuy dominer mais tu vois un homme nee na thème bi c'est limite bu ñu waxee dominer c'est asymptomatique d'une société malade parce que nee na moom waa ji moo koy wax Thierno Alpha nee na franchement c'est limite bestial comme relation de dominé à dominant mu ne et vice versa mu ne normalement une relation se construit dans l'amour le respect et l'entraide mais pas dans une relation bestiale de dominant dominé maanaam dem na ba ni bu nit ñi taxawee góor bu taxawee sax naan ci biir këram ay man maa dominé nee na loolu mala yi ñoo ko moom te góor mooy wax nee na sëy entre-aide la respect ak bëggante c'est pas une compétition c'est vrai ba kooku nu mu tudd Thierno Alpha waaw Thierno Alpha loolu la wax et dominer effectivement Sophie te bëri na parce que maanaam couple kenn du ci dominer du góor du jigéen c'est-à-dire dominer ak dominant effectivement ci ay bestial lañ koy mais il faut ñu noter que ne yow mi toog fii tey ne sa kër kenn du fa yow yaa fay baat ak xam nga ko expliquer waaw mais jàppal ni
il arrivera un moment tant que doomu aadama yaa ngi en couple nit matul ngay góor wala muy jigéen bés dina ñëw nga soxla sa jabar yàlla bu nit di nekk ci couple boo xam ne décision yëpp yaa koy jël parce que doomu aadama matul il va falloir nga mën a concerter ki nga takk ci farata ak sunna kooku yàlla boole na leen kooku soxlatoo man pour man papa man pour man kilifa kenn du ko xëcc sentiment de supériorité soxlawul nga koy xëcc ci sa soxna doguma la Sophie pour man boo Sophie jigéen a ngi nii ñett ñii war naa tax nu téye ko waaye tamit benn bi wala ñaar ñii war naa tax nga génn ci moom mbaa sax nga duma ko jigéen war ngaa seet na nga ko jotee rek war nga ko téye ngir na nga ko jotee maanaam loxaan bi balaa nga koy jot maanaam ni mu duggee say loxo rek ba keroog nu naan alxëyri na mu duggee sa loxo bu dee ko jigéen kenn dugg sa loxo est-ce que mën nga ñëw bàyyi jigéen war ngaa xool na muy duggee sa loxo ba tax nga téye ko na nga ko war a téye na ñett yi mu demal amuloo munuloo yoruloo ay way juróom xool la ak ay kilifaam daal di xam ne kii kat amul waaye mi ngi sabablu rek wala dafa jekkadi waaye mi ngi sabablu rek waaye bisa ngi ñëw boo xam ne ku ma ne am na nangam du ma bett légal ma yëkkati may ko nu may la kooka soo demee di dem ak moom ba sunu borom ubbi buntu baabul xëyri war ngaa am kersaam war nga koo téye ngir démb war nga koo téye ngir na mu duggee say loxo duggin wu mittee la duggee say loxo duggin woo xam ne suñ la toppoon baa nu xool alal wala am koom yow doo ko am waaye nu gëm rek daal ne kii xëy na dafa toll ab diggante rek mu miti waaye dina ma sa ami nu jox la ko nee na nu jigéen war nañ koo téye ngir amin wa waaye soo dee xool ki nga xam ne laata nga koy am dangaa def ci moom million wala ñaari million ñàkk nga ko ci moom lu ne daj nga ko ci moom ba dàll woo sol amatoo ko mu ñëw ci biir kër gi amalu la baat amalu la njariñ soo waxee mu tontu la gën fee seer ak njëkk gën fee naqari deret gën fee réew gën fee walla mi ko nee na kooku soo ko dumawul sax yàlla waaye man li ma lay digal man baal mu dem du jabar dot yu kawe ay 5-10 millions bu ñëwee ci kër gi toj ko 5-10 millions su ñëwee lëmbe kër gi daal di taal ab gël ba mu kii bëgg a jël sa ndey teg ko ci nga ñàkk ci moom loo xam ne jar naa jooy te day am papa 5 millions waaw barke borom Tuubaa mais papa 5 millions 10 millions 3 millions te su ñëwee ci kër gi du la amal njariñ du la amal njariñ nee noon jar naa duma waaye ba ca gën a sedd mooy génne ko na génn kër gi d'accord nga est-ce que jigéen am na ndax nangu nga waaw mais est-ce que jigéen am na dama ne jigéen je veux dire que bu la ko yàlla mayee nga am ko papa war a takk sa soxna est-ce que loo ko teral doy na waaw loo ko teral doy na mais dama ne ki nga ñàkk ci moom pour yow daal yaa ngi mel ne déglu bu tàngal sama xol ki nga ñàkk ci moom fukki junni dégg nga ñàkk ci moom kii ki nga ñàkk ci moom ñetti million mu ñëw amalu la njëriñ waaw yow kooku di nga ko yemale ak ki nga xam ne bi muy dugg say loxo amoo dara mu ne la